Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñu leen bokki internet yi seetaan Sunugal 24 di am mbégte ak kontaante teewaat fii ci le point de la rédaction fas yéene faram-fàccee bépp actualité rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha di la bàyyi nga nuyu ak mbokki internet yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte rek di teew ci plateau bi may feggoo ak yow ñuy waxtaanee lépp loo xam ne ñeel na actualité bi. acca mi ngi noonu tey nag Moustapha ñu fas yéene waxtaane mbir yoo xam ne si nii ay mbir yu doy waar la muy yëfu góor jigéen waaye tamit ak lesbienne ak coow li nga xamante ni jaar na fi fan yi ñu gis ay lesbienne fële ca Nord Foire ñu doon def naka su dul noonu ba ñu teg leen loxo démb sax ci leen doon atte donc daanañ wax ci li nga xamante ni tamit moom mooy affaire góor jigéen yi am fële ca Mermoz muy ab mariage bu ñu doon organisé foofu ci seen diggante ba police daal leen di teg loxo Moustapha mu mel nekk ni am na ay xale bu ñu seetloo ci ñi nga xamante ni muy lesbienne yi que mu nekk góor jigéen yi tamit ay xale yu ndaw ñoom ñoo koy def mu nekk ay mineur ñoo xam ne si nii daanaka ñi ci seen i at gën a tuuti 16 ans la ñu am mu nekk nag mbir moo xam ne si nii teyal na xel daan na indi ak njàqare ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy parents yi ndax li nga xamante ni moom moo xew fële ca fi nga xamante ni moom moo di Mermoz ci yëfi góor jigéen yooyu police bi mu defee yëpp enquête ci bi mu li nga xam ne si moom jot na ko génne mooy la ñu fa fekk ak identité ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon def muy ñaar fukk ak juróom ci ay góor yoo xam ne si ni ñoom la ñu tegoon loxo ñu fekk ci ñoom ay préservatif lu ci mel ne ay test sida ay lubrifiant yu mel noonu ay yi nga xamante ni moom mooy ay lingette ak yu kenn xamul donc laal fekk nañ ko ci ñoom waaye tamit identifié nañ leen xam nañ leen bu baax ñenn ñi étudiant lañ ñi ay agent de sécurité nekk na daal loo xam ne si ni daal ñi ngi ci biir société boo gisee li ñuy am ci ay comme ça li ñuy ay métier wala yi nga xam ne si ni ci la ñuy nekk da ngay xam ne ñi ngi ci suñu biir te day jafe trop ñu xam leen Moustapha ci loolu laa bëgg tey ñu waxtaan ci donc naka nga gisee bi ñuy révéler identité yi ak yi nga xamante ni génne nañ ko foofu d'après la police naka nga ko gisee. waaw mbir la boo xamante ne defe naa ku ko gis ku nekk bett na la parce que bu ñu demee ba toll foo xamante ne ay waxambaane dañoo dajaloo ci ab nekk wala ci ab appartement ne dañuy def anniversaire waaye tamit dañuy takk ab sëy seen biir donc nga xam ne kon mbir mi yegg na foo xamante ne yaakaaroon nañ ni ñaawteef yegul foofu ci Sénégal mais ñi koy yaakaar mooy ñi nga xamante ne peut-être amuñu benn gis-gis boo xamante ne bu avancé la tuuti ñeel société sénégalaise bi wala duñu gëstu tuuti jëmale ci fànn boobu parce que ku gëstu tuuti di nga xamante ne y a pire que ça boo xamante ne mi ngi am ci biir askan wi kay dafay doon loo xamante ne nit ñi duñ ci teg seen bët wala dafay doon loo xam ne média yi duñ si jot moo tax ñu bëri yaakaar ne lu ñu leen wax rek ñun li yaakaar moo ne am na ci Sénégal fekk ne mi ngi am ci Sénégal comme ni ma ko doon waxee la dernière fois rek yu mel nii dinay faral di am mais bu siwee dafa fekk nit ñi yëg nañ ko mais góor jigéen yi bëri na ñoo xam ne ñu ngi dund fii seen sexualité di ko dund seen nam ca waree ak ay parce que ay groupe la yoo xamante ne ñoom dañuy évoluer en circuit fermé donc circuit fermé yooyu ñuy def nag moo waral souvent bu fekkente ne dañ leen a xam rek mooy fekk affaire bi claté na tant que xamuñu leen nag ñoom si biir circuit boobu lañu yem te méthode bi ñuy avancé mooy par addition lay doon la plupart du temps parce que yow toujours nit ñi dañuy yokk di ñëw parce que yow doo xam li nekk ci biti
li nekk ci biti doo ko maîtriser. Pourquoi? Parce que yéen ni ngeen nekkee noonu si biir da ngeen di nëbb affaire bi ñàkk a ñàkk goo xamante ñi si biti duñ ci xam dara ba keneen kii dugg bu bëggee dugg lan nga assurance bi ngeen koy jox mooy kenn xamu ko. Man kii nekk na ko 10 ans kii nekk na ko nangam année kii def na li kii def mais kenn xamu ko. Donc assurance boobu ñuy def dina bokk ci li nga xam ne tamit dina encourager ñenn ñu yaakaar ne man fii su ma si duggee kenn du ma ko xamal wala dinaa ci am yenn privilège yi wala dinaa ci am taxawaayu mel ni wala dinaa ci am nangam ak nangam mu doon mbir moo xamante ne ci ñun la ñu bokk góor jigéen yeeg lesbiennes yeeg ñoom ci ñun la ñu bokk ci askan wi la ñu bokk. Donc du ñu ay extraterrestre donc loolu il faut que ñu xam ko moo waral nag pour man il faut que ñu am ci benn lecture sociale boo xamante ne bu ñu ko defee dinañu gën a mën a dimbali ñu gën a xam nan la ñuy maîtriser phénomène boobu en commençant ci parents yi ñëw ci éducation par pair bi am ci ndaw ñi nekk seen biir mu wàccaat ba ci suufa suuf ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñoo séq ci yeeg nekk yenn bërëb yi yekk yenn corporation yeeg yooyu ku nekk di laayante biir sa morom su ko defee ñu mën a éviter genre déviance yooyu. lu ci mel ne lesbienne fële ca Nord Foire waaye tamit mariage bi nga tudd léegi muy mariage bi nga xamante ni xewoon na fële ca Mermoz muy entre ay góor jigéen te yàgg nañ ko gis yàgg nañ jàpp police yàgg na jàpp ay góor jigéen yuy def ay mariage fii ci Sénégal mais bu ñu xalaatee tuuti da ngay xam ni am na mariage yoo xam ne si nii donc ñu ngi leen di scellé te kenn yëgul donc bu luy feeñee rek am na loo xam ne si nii feeñul jàppaloo ne am na mariage yoo xam ne ay góor jigéen yoo xam ne ñu ngi sëy tey te fii la ñu takk mariage yi mais kenn yëgul. waaw mais c'est sûr loolu kay moom comme ñoom def nañ ko kay. Ce qui est sûr mooy boo demee parce que am na bu fi amoon tamit mbaaw bi mu kalaatee si la ko nit ñi xamee xam ne ñi ngi takk say seen biir waxambaane daje woon fële tamit ñi ngi naan Mermoz ñeneen ña sa Sacré-Cœur la mais lépp lu ci mënta am rek fee bi am na donc ñooñu tamit gis nañ ni ñu ko defee ba mu fesee rek nit ñi xam ne kon ñaawteef bu mel nii am na fi mais boo xoolee am na ñaari auteurs yoo xam ne ku ñuy wax Sébastien Chauvin ak Arnaud Lerche ñoom dañu bind benn téere bindee ko sociologie de l'homosexualité ñu ne gis nga homosexuels yi bu fekkente ne ñoom dañoo bëgg jël l'homosexualité ñu jàngatee ko loo xamante ne dafa nekk benn fait boo xam ne dañ ko orienté toujours ci orientation sexuelle dañuy juum dafa nekk un ensemble de pratiques sociales boo xamante ne nit ñi il faut que ñu jël ko en compte mu am ay identité mu am ay comportement mu am ay représentation mu am yu bëri yoo xam ne tamit boo bëggee analyse bu gën a yaatu foog nga xam ko mais boo bëggee jël homosexualité rek nga def ko benn orientation sexuelle ne kii kat góor la boo xam ne dafa am penchant ci moroomu góoram wala jigéen la boo xamante ne ci ay jigéenam kese lay sentir mën nga juum parce que am na ensemble de pratiques sociales yoo xamante ne boo ko boolewul dafa mel nii rek mu doon mbir moo xam ne da nga ko bëgg saafara wala da nga ko bëgg jàngat nga ñëw fekk li ci kaw rek nga di ko xool di ci wax am na lu nekk ci suuf te loolu mooy comportement yi nga xamante ne mooy définir ñun kenn ku nekk parce que kenn ku nekk ñun fii bi nga màggee yow Mahfouz mi taxaw som nga condensé nga ci éducation ci culture ci yarin ci say wayjur ak sa dëkkandoo yi ak fi nga jóge ak say cosaan loolu mooy définir nit ki loolu mooy identité nit ki léegi nit ki nag su fekkente ne parfois dafay nekk victime ci environnement bi mu màggee dafay am mooy ñi nga xam ne dañ leen di gis ñu violé leen wala ñu doon ko dund ak ñoom ba ñu nekkee bas âge ñu màgg ak ñoom mu dem ba doon loo xam ne ñooñu ay victime lañu mais ci beneen wet gi am na ñoo xam ne tamit dañuy dund loo xamante ne yenn pratique sociale yi ak benn comportement bu mu am ak penchant bi ñu am li koy favoriser mooy compagnonnage bi ñu am ak nekkin ak fréquentation yi ñuy def mu leen dugal ci yenn mbir yi am ñeneen yoo xam ne dangay objectif la ak benn but déterminé mooy dama ciy dugg parce que damaa bëgg xaalis dama ciy dugg parce que damaa bëgg am place fii dama ciy dugg parce que dama bëgg am nangam ak nangam ñooñu pour un but bien précis moo tax ñu koy def moo tax ñoom ci seen biir téere bi dañoo dem sax ba indi beneen notion bu ñuy wax désexualisation de l'homosexualité pourquoi ñu koy désexualiser parce que boo ko désexualiser wul da nga koy yemale donc ci sexualité te boo ko yemale sexualité mën nga juum ëpp na li ci ginnaaw sexualité tey ji bu ñu bàyyee ñu dem tey ji ba ñuy sëy seen biir ñooñu déjà impact bi mu njëkk indi mooy boo moytu takkante sëy dafay wàññeeku góor yi am jëkkër divorce yi tamit dafay yokku donc loolu fekkee ne sa bët da nga ko yemaloon ci sexualité bi kese doo gis loolu lépp da ngay jàpp nit ko bon la kii def lu ñaaw rek mais suñu demee ba góor yi war a takk jabar takk ko jabar wala nga takk jabar sa jabar dem ba découvrir ni kii day sëy ak moroomu góoram wala jigéen war a sëyi waaw perte temps ñemewul sëy parce que am na benn mbokku jigéenam boo xam ne mooy jëkkëram ci wet gi donc mu am yenn yoo xamante ni daf koy régresser société bi boo demee ba si yeneen dëkk yi nga xamante sax ñoom dañoo weesu bay toll fi nga xam ne dañuy adopté ay xale dañuy yar ay xale ñooñu tey ji ñoom seen cas moo gën a grave parce que ñoom tamit taux de fécondité bi da ngay gis ni muy commencé wàññeeku parce que même xale yi nga xam ne dañ leen di adopté xale yi nga xam ne dañuy def seen kéemtalaay pour ñu adopté dañoo commencé nekk benn luxe pour nga adopté xale problème lay doon parce que bëri na ay këyit yu ñu lay laaj bëri na ay démarches yoo xam ne war nga koo def parce que dañoo dem ba ci biir ñu xam ne xale yooyu ñuy adopté visé ñu ci leen lu dul benn reproduction sociale colonie wala communauté gay bi gën di yaatu ñu gën koo lawal lañ ciy jublu parce que xale boobu non seulement dina am benn crise boo xam ne daf koy dund de façon psychologique mais tamit côté social dafay doon koo xamante ne dafay nekk ci diggante bi du xam góor lay doon du xam jigéen lay doon parce que ñaari
ñaari waajuru góor ñoo la yar donc mu doon yeneen problème yoo xamante ne parfois il faut que notion sexualité bi tamit ñu définir ko xam ne dafa doon loo xamante ne mënoo cee wax bëgg koo génnee ak ci mbirum société bi l'ensemble des pratiques yi nga xam ne ñoom ñoo ko boot ñoom la àndal. waaye tamit Moustapha xam naa du yomb a lijjanti de li nga wax am na solo te yaakaar naa ni tamit ñi nga xamante ñoom ñiy seetaan ñi ngi ciy bàyyi xel bu baax mais du yomb a lijjanti nag fii ci Sénégal bu ñu xamee que ni am na ay lobby yoo xam ne si ñi ngi seen ginnaaw di leen jàppale ay organisation yoo xam ne si ni kenn du laal góor jigéen kenn du laal lesbienne donc mu nekk loo xam ne si ni tamit il faut suñu autorités yi tamit taxaw ci bu baax pour ñu mën a éradiquer fait pratique boobu nga xam si ni tey mi ngi commencé di am tendance fii ci réew mi. mais xam nga tey ji Mahfouz ki lay dimbali ki ñëw sa kër bëgg la dimbali wala mu bëgg la piège bu la bëggee bu miinee kër gi pour mu piéger day yomb bu xamee ne kër gii ma jëm ni seen problème dépense la li ma leen di jox si xaalis laa koy jaarale su ma xamee ne kër gii ma jëm seen problème lu mu sol la lu ma leen di jox lépp mën naa leen jox ay yëre yoo xam ne dama si def ay effigie ak yëpp pour ma jaar sama communication bu fekkente ne li ma ñoom problème mu lekk la ñu am dépense li ma leen di jox ñu lekk damay fexe ba ñu doon loo xamante ne ñoom li ma bëgg ñu identifié wu ci lekk bi daf ciy identifié wu c'est exactement la même chose ñoom ñi nga xamante ne ay lobby lañ à chaque fois bu ñuy liggéey dañuy fexe de telle sorte que d'abord bu fekkente ne am na dëkk yoo xam ne dañuy am ay ambassadeurs yoo xamante ne dañuy visible ñëpp dañu leen di gis ñu ne diw góor jigéen la kenn du ko nëbb ñu koy ñu def ay gay pride di def yu nekk ñi affiché wu ñu doon ay symbole nit ñi di leen xàmmee mais bu dee suñu dëkk yi du am loolu parfois dañuy jaar ci ay nit ñoo xamante ne amaana sax xamuñu mais ñu utiliser leen ay influenceurs la ñuy nekk yow tey ji da nga am sa benn événement wala sa benn ma ñëw ne la dama la si jàppal dugal la sama xaalis mais sama logo da nga koy insérer ci wet gi yow nga ne noo amul problème benn ONG la boo xamante ne ay humaniste lañ dañuy dimbali bàyyi ay defal bàyyi yàlla lañ amul problème ñëw leen insérer ko mais loolu nga insérer noonu bul xam suba fan lañ koy jël ak fan lañ koy yóbbu ne Mahfouz kat ba muy def nangam jàppale woon naa ko kon su ñun la bokk donc bul xam après ëllëg fu mu la yóbbu ak sa image fan la ko yóbbu te dañuy laqatu ci xam nga lañ naan saay tu foo ko fekk pexe bi dafay bëri dañuy laqatu ci ay concept dañuy laqatu ci ay mots yoo xamante ne bu ñu ko tegee rek nit ñi souvent ki ngay jàkkaarloo dafay am lu muy esti léegi boo waxee ñu ne homophobie gis nga dafa am ay mots yoo xamante ne il faut que nit ñi def ci ndànk terroriste homophobie jihadiste ay termes la yoo xam ne toujours fu ñu koy yëkkatee dañuy tiitalaate boo seetloo li ma wax toujours fu ñu koy yëkkatee rek jàmm amu fa wala dañuy tiitalaate dañuy fexe de telle sorte que dañuy stigmatiser benn nit rek teg catégoriser leen ko tey su ma defee benn digression bu ndaw bu ñu demee si jihadiste mais jihad mooy lan mooy kii xeexal l'islam la n'est-ce pas. léegi ñu négatiser ko ba yow ñemeetoo sax ne te tey ji julli bi waroon naa ma tax ne man jihadiste la parce que damay xeex jihad nafs am na mooy xeexal sa bakken donc tey jii kenn ñemetul wax ko boo ko waxee ñu ne yee terroriste bi fële la taxaw te pourtant sa yoon nga nekk sa logique nga nekk parce que ku nekk boo sañoon da ngay xeexal sa diine mais dañoo jàpp ne képp koo xamante ne léegi aw nga côté boobu rek ñu ne terroriste la day rayaate ennemi lañ lay def ba ci benn attentat bu amee wala kenn kuñ jam wala kuñ rey sax ñu ne je l'ai entendu dire Allah abar loolu la ñuy njëkk a wax bi mu koy jam je l'ai entendu dire Allah abar donc benn stigmatisation boo xam ne dañ koy def fu ñu toll léegi yow boo jàppee benn góor jigéen gis nañ li fi amoon ak LGBT bu France bi nga xamante ne dañoo porter plainte daayira bi nekk fële Touba gis nga chaque fois dañuy jàpp ne rek loo def rek si ñoom nga jëm si moo tax nag toujours dañu leen jéem stigmatiser bu ñu la collé étiquette boobu rek ne la kii kat homophobe la maanaam dafay xeex lépp loo xam ne dafay nasaxal liberté nit ki liberté de religion yooyu yëpp liberté de culte daf koy xeex xam nga étiquette la koo xam ne da nga bañ nit maanaam da ngaa bañ nit parce que ñoom li ñuy def ñoom ñoo ko moom genre ba lañ koy gisee te loolu noonu dafa am yeneen concept yoo xam ne dafa làqatu seen biir xam nga tey ji buñ ñëwoon ne gayphobe wala lesbophobe problème dafay am boo nee lesbophobe dañ naan kii carrément dafa bañ lesbienne boo nee gayphobe ñu ne kii carrément dafa bañ phobe dafa bañ kii gay góor jigéen bi góor bii def góor jigéen mais ñoom ñëpp dañ leen di jël ñu dugal leen ci benn concept daf leen homophobe boo nee homophobe rek képp koo xam ne am nga tu te sens concerné parce que da nga naan kii dafa bañ nit lay bañ wala dafa genre phobie ragal nit gis nga jël concept bi gonflé ko ba nga xamante ne mais dañuy dugal ci benn terrain sémantique boo xamante ne pour man genre mirage bu ñuy teg suñu kanam pour ñu éloigner de la réalité or réalité bi mooy lan mooy mi ngi yàq suñu société réalité bi mooy lan mooy ñun moomuñu ko te heureusement ba Afrique bi nga xam ne lañ nekk gëm nañu loolu d'accord nañ ci ba dëkk yu bëri boo fa demee daanaka góor jigéen bu ñu ci jàpp dañ lay lyncher dóor la dóor yu baax loolu nag yaakaar naa
naa ne ñoom ñi ngi def seen i pexe di def seen i gis nañ ay tàngal yu ñu fi dugal ak di def lu nekk pour jëm ko gëmloo ci xale yi mais heureusement ba du doon loo xam ne dina yomb ci société. te li ci gën a graaw fii ci suñu réew yi sax mooy que ni mën ngay dëkk ak nit di yeewoo ak moom ci même kër mu nekk lesbienne wala mu nekk góor jigéen te doo ci xam dara wala nga nekk ci entreprise di liggéey am koo xam ne si parce que fu nekk la ñu nekk te duñ ko wanee suñu nekkee ci biti suñu demee ci seen biir comme ni ñu ko waxee ne suñu demee ci seen cercle boobu nag ku nekk ni nga xam peut-être kii moom ku góor la wala kii jigéen affaire yi mais doo ko xam te loolu moo ci gën a graaw da ngay nekk ak sa papa wala sa yaay ci biir kër gi sax duñu mbas def remarque boobu loolu tamit lu graaw la mais duñ ci def remarque boobu parce que xam nañ ne société bi accepté ko ay feelu yoo xam ne amul acceptabilité sociale comme amul acceptabilité sociale nag da ngeen di obligé di ko dund en catimini et ni ngeen koy dundee noonu nag foofu nag la ñu waxee ne parfois foofu la danger si yenn sociétés yi nekk xam nga jëlee nga xam ne affiché wu nañ buñ defee ndaje ñu xam ne ñi ngi ndaje fële ñi ngi def nële kii ci la bokk diw voilà boo séenee sa doom di dem nga ne ko noonu bul bokki fële wala bul def li mais ñi nga xam ne dañoo laxaw def seen ay mbir sa doom bu fay dem doo ko yëg sa doom bu jigéen bi dem di bokk ci foofu doo ko yëg loolu moo tax ñu ne góom boobu bi màgg doo ko yëg day jékki-jékki doon benn bomb boo xam ne day kalaate mooy li nga gis fële jékki-jékki ñu ngay sëy te pourtant balaa ñu doon sëy bëggante nañ balaa ndaje boobu doon am amoon na ay yeneen ndaje yu am mais ndaje yi fan la amee ak kañ lañ doon daje bëggante nañ waaw mi ngi noonu ay étape la boobu soog a feeñ mu nekk ay étape la donc ce qui veut dire que rek pour wax ne cercle boobu ñuy évoluer seen biir danger lay doon ci côté boobu moo waral nag beneen côté bi ñenn ñi jàpp ne kay war nañ leen a ubbil benn bunti tuuti di waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom bu ko defee ñu mën leen a may chance ñu dellu si ñeneen ñi déedéet mooy côté bi nga xam ne ñoo gën a radical ñooñu ce sont des gens à combattre il faut être catégorique avec eux combattre mais loolu am na solo Moustapha li nga mujjee wax noonu mooy naka la ñuy def ba génne leen ci su fekkente ni même ci waxtaan lay nekk mais su fekkente ni ya ngay génne yat rek di dóor dan lay romb fii sol tubay sol comme mel comme yow di la romb di dem ak a ñëw mais su fekkente ni tey dañuy affiché wu ñu xam ñi ñan la danañ mën dem ci ñoom pour ñu mën leen génne ci loolu ndax tamit saafara duñ koy waxee rek jàngoro dañ koy weer jàngoro dañ koy weer te genre yu mel noonu sax mi ngi mel ni ñooñu ak drogué bi ak délinquant bi ñoom bu fekkente ne da nga leen bàyyi ñuy évoluer ci ay groupe yoo xam ne groupe déviant lañu problème dafay am parce que ñoom dañuy jàpp ne ci li ñu nekk loolu la ñuy nekk parce que beddi nañ ñu la preuve mooy biñ leen yóbboo police ba di leen déglu am na ñoom dañ koo assumer dañoo assumé ne ñoom góor lañ mais ñoom seen moroom góor lañuy séqal parce que loolu dafay nekk vice si ñoom te loo xamante ne tey ji suñu code pénal daf ko ay article 319 daf ci def ay daan yu am solo yu mën na leen ba tëj ci sax lu mat juróomi ati kaso donc nga xam ne kon loo xamante ne suñu yoon nangu ko suñu diine nangu ko suñu culture nangu ko suñu aada nangu ko suñu cosaan suñu dara nangu ko léegi kooku su nee ba affiché ne moom lii moom la bëgg lii mooy orientation je pense kooku dafa soxla ko dimbali ko assister mais tey ji soo ko tëjoon 10 ans maa nga tëj ko 15 ans bu génnee amaana mën a doon génnaat doon góor jigéen wala mu génnaat doon fa mu gënoon nekk genre nag da nga leen defal ay procédures yoo xam ne da nga leen di amal ay accompagnement mi ngi mel ni ki nga xamante ne toxicomane la xam nga am na ñoo xam ne dañ leen defal cure boo xam ne dañuy toxicomane yi dañ leen di dimbali ba ñu génn ci guuta googu ñu dugg nga xamante ne sous l'emprise de la drogue dañuy fexe ba ñu génn si mais pour man góor jigéen yi tamit war nañ leen mën a may chance boobu fexe nu ñu leen di dimbalee di leen accompagner wut ay centre yoo xam ne nañ fexe ba génn leen si xam ne lii ñu nekkuñ si woon parce que bu njëkk ba dañoo jàppoon ne bu njëkk ba même OMS balaa moo reconnaître mbirum góor jigéen yàggul dara je pense que c'était vers les années 1991 affaire yooyu noonu parce que bu njëkk ba dañoo jàppoon ne déviance la boo xam ne maladie wu bopp la góor bu bëggee góor wala jigéen bëgg góor ñu jàpp ne kii du ko normal feebar la loolu lañ ko jàppee woon mais bi ñu demee ba ci 21e siècle début année 2000 yi foofu lañ commencé sax dëkk yu bëri di ko daganal doore ko par Hollande jël après Afrique du Sud jël France jël dëkk yu bëri commencé daganal ay sëy mariage seen biir waaw parce que dañoo dem ba xam ne kat ñoom ñoo jël seen choix ñoom ñoo jël seen décision ne man góor laa bëgg a sekkal ñi jël seen décision ne man jigéen laa bëgg a sekkal ñu xam ne ñi ay nit ñu lucide lañ jël seen décision ñu ne kon nañ leen bàyyi ñu def lu ñu bëgg loolu lañ bëgg mais loolu ñu bëgg nag ak loolu ñuy def nag xamuñu ne gaañ gi ak mbon gi muy def ci biir askan wi ci Sénégal ba xam naa ni bari woon na sax mais peut-être que internet bi moo ko gën a yokk te ñu bëri li leen ci dugal fi ñuy mën a jaar ba am leen mooy ci internet bi soit ci réseaux sociaux lay nekk ci dañ lay contacter waxtaan ak yow xëcc la dugal la ci seen biir dugal la ci dund boo xam ne si nii daanaka comme ni nga ko waxee boo xasee ba dugg moom génn la du yomb te donc comme boo gisee âge bi nga xam ne si nii ñi fa nekk ñi jàpp nii ci ay lesbiennes que mu nekk góor jigéen ñi tamit âge boobu la ñu am ay 16 ans ay mineurs lañ donc loolu ñooñu pour ñu détourner seen bopp dafay nekk lu yomb donc dañ leen mën na envoyer benn message nga tontu ñu envoyer nga tontu ñu invité la nga ñëw ñu jox la xaalis wala dundal la loo xam ne si dugal la ci yenn milieux yoo xam ne si nii après boo fa duggee moom c'est fini te déjà ñu bëri problème boobu la ñuy am dootuñu mën a génn parce que la ñuy dund foofu noonu bu ñu génne mënuñu ko am parce que loolu dafa am benn jàngoro bu fi nekk bu am solo mooy ndóol gi ñàkkum koom gi
gi xam nga tey ji bu fekkente ne ñàkkum koom dafi nekk am taxawaay bu am solo bu mu fi am sa doom bu fekkente ne yaroo ko ci diine wala sa doom bu fekkente ne fondation baaxul amul noo ko taxawalee rek bu génnee lu ko fëkk wala lu yóbbu bëgg-bëggam dafa yomb trop loolu mooy waral lobby yu mel noonu toujours pour ñu appâter leen il suffit que nga yóbbu leen ci benn resto bu luxe rek première rencontre bi rek xale bi daal dina tàggali ko sagoom waaw nga gaari oto boo xamante ne moom daanaka mosu koo gis seen koñ wala gisu ko fenn nga ne ko ñu lii lañ dund ñun nii lañ mel boo intégré quelque temps après boo moytu di nga am oto bu dàq bi sax parce que man yàgguma ci maa ngi fi def 3 semaines affaire yooyu sama copain moom ak may expliquer ko yoo xamante ne te yàqaluma dara maa ngi def sama liggéey bale kenn xamul si lu ma nekk mais xale bi du xam ne bu xësee ba dugg jeex na parce que non seulement dina doon benn vice boo xamante ne mën na dem ba jëli si benn tàmm boo xamante ne après dina ko yàqal addinaam parce que noo gëm-gëmam dafay daal di jaare fa lompoñ te bu sa gëm-gëmu ñompee lompoñe dootoo jombati génne la ci boo amul sa dugg doo dellu parce que xam nga da ngay dem ba da nga yaakaar ne man parce que lu ñu nëbb la mi ngi noonu lu ñuy nëbb la da nga naan lii may def nit du ko mës a xam bés la ngay ñëw yàlla nattu la benn genre xew yi am benn ndaje am fa police ne fa jaax jàpp la yóbbu ñu naan ndekete diw foofu la bokk waaw parce que ñi démasqué ñëpp bu ñu leen démasqué pratiquement surprise lay doon parce que am ñu si bés ñoom duñ ko doxee duñ ko waxee parce que bu njëkk ba dañoo foogoon ne góor jigéen mooy ki nga xam ne dafay damm loxo di sol yëre jigéen wala bu xew amee ñi nga xam ne dañuy jokkalante ñi ñooy góor jigéen bu njëkk ba loolu lañ am loolu lañ yaakaaroon mais léegi dem nañ ba xam ne day doon koo xam ne da ngay di bokk ak moom di koñ di dajeek moom di ko nuyu am ñoom da nga daje ñoom si jumaa yi waaw voilà donc mi ngi noonu ay kilifa lañ am nañ ay jabar am ay doom nekk di gérer di loo xam ne si nii ci ay poste de responsabilité mi ngi noonu doo sax comprendre yow te moom lañu mais yow doo ko xam duñ la ko won ci lenn ñoo am ay jabar am doom kooku mënoo ko dee parce que mënoo xam kan la mi ngi noonu donc loolu tamit problème la Moustapha du yomb daal du yomb li nekk ci réew mi waratul yooyu xam naa ni daal dama lay bàyyi Moustapha rek nga daal di tëj libaas bi mooy def signe que li ñu cëroon ci waxtu jeex na looy tëjee. waaw li may tëjee rek mooy dellu di ñaax wayjur yi parce que comme mbir la boo xamante ne dafa interpeller directement wayjur yi parce que xale yi ñuy bett ci appartement yeeg fu nekk ci ay kër la ñu bàyyi ko te yaakaar naa ne il faut que ñu redoubler vigilance parce que actuellement doon na loo xamante ne mi ngi bëgg a jël ampleur ci suñu dëkk bi te bu fi gënee am doole du baax ci kenn du baax ci ñoom du baax ci ñun parce que tamit ku nekk boo sañoon sa doom doo ko dégg ci yenn yu ñaaw yi donc ba tax na kon may leen di inviter rek ñu redoubler vigilance ci seen doom yi surtout rawatina adolescents yi ak adolescentes yi xam nga adolescent ak adolescente dafay dañoo toll ci âge boo xamante ne dañu yomb a këf parce que comme ni ko suñu benn professeur doon waxee mooy âge chocolat yeeg tout objet qui brille xaalis ak yow loolu ngay bëgg déglu musique bu neex da ngay dugg ci àddina da ngay yaakaar ne yaa ngi ci da ngay am benn projection boo xam ne def nga ko tey yeggagoo fa bu dee wàllu amour da ngay bëgg commencer bëgg génn ki nga xamante ne fonctionnaire la wala am na oto wala da ngay def yenn vision yoo xamante ne yeggagoo fa donc kooku nag soo ko encadré wul dimbale woo ko rek bu génnee dajeeg lobby yi rek mën na naax saay kon mi ngi noonu loolu la ñu doon bokk internet ci tey jii ci seen plateau le point de la rédaction maamoon mbégte lool man ak Moustapha chaque jour comme ni ñu ko defee teew fi rek di ko waxtaanee Libaas Mbaye moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy réalisation bi ak technique bi di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi yàgg na trop surtout ñi nga xamante ni ñoom nekk bitim réew suñu féete yooyu man ñooñu lay wax samay féete yow moom ñi nekk ci biir réew mi ñoom ñooy say féete donc ku nekk am nga sa féete mi ngi noonu di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité jaa ngeen jëf. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à info-sunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di info-sunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.